xibaar yi dañ ko jukki faram fàccee ko ci ak Fatou Abdou Ndiaye Serigne Saliou Gueye ak El Hadji Mansour Diop yooyu les xibaar ñu dooree ko ak conseil supérieur bu magistrature bi niki tey la ñu ko doon amal bu mujj bi ci fàttali ñu ngi ko amaloon ci ñaar fukkeelu fan bu weerub mai bu atum 2020 conseil boobu le nag ñu ngi ko doon xaar bu baax a baax ndax poste ya ñu ca war a joxe waaye itam dogal yi nga xamante ne ci doxalin ak avancement bu magistrat yi ci la jëm ci poste yi bokk na ci bu doyen des juges ak itam bu premier président bu cour d'appel bu Thiès ak itam bu procureur général bu cour d'appel boobu ak premier président bu cour d'appel bu diwaanu Ziguinchor ñu onu ci ak Ndeye Khady Thiamtal. njiitu réew mi daal dina nag jiite tey ji conseil supérieur de la magistrature muy ab ndaje boo xamante ni ki weeru mai atum 2021 ba léegi daal diwul am ci diggante bi nag ay coppite yu bëri daal dinañu ko nemmeeku ci magistrature bu Sénégal ndaxte kat ay poste yu bëri ci kenn nekku ca waaye itam mu am ay poste yoo xamante ni war nañ ko joxe bokk na ci bu doyen des juges d'instruction ndem si yàlla Samba Sall tey ji nag ñuy xamle ni juge Maham Diallo moo koy daal di wuutu moom mu nekkoon boobu ba léegi kon président bu cour d'appel bu Ziguinchor poste yi nga xamante ni war nañu ko joxe nag bokk na ci bu procureur de la République nga xam ne boobu ba léegi Serigne Bassirou Gueye moo ko daal di woon nag ba ñu ko fa daal di jëlee ñu ngi sax xamle ni Amadou Diouf di juge bu chambre d'accusation moo ko fa nar a wuutu mu am itam poste yi ñeel premier président bu cour d'appel bu Thiès ak itam bu procureur général bu Thiès ñu fàttali rek ña yoroon yooyee poste kenn ki dafa daal di ñàkk bakkanam keneen ki ñu daal di kon affecté foofee ca conseil constitutionnel te Ziguinchor moom poste premier président bu cour d'appel bi kenn nekku fa magistrat ba ko doon jiite dafa dem ci retraite. Amadou Diouf kon moom mooy procureur de la République bu yees bi laata loolu moom moo nekkoon njiitu chambre d'accusation Serigne Bassirou Gueye di fàttali moom ñu ngi ko taboon ci conseil supérieur de la magistrature bi amoon ci ñaar fukkeelu fan ak ñaar bu weeru avril bu atum 2013 yoon kon tëj na page am ubbi page bu yees ñeel magistrat Amadou Diouf ñu on ci Kaline Badara Sonko. gannaaw bu mu defee lu ëpp juróom-ñeenti at ci bopp parquet général procureur de la République Serigne Bassirou Gueye moom nag tey ci altine ji lañ tekki ndombal tànkoom ci ndaje conseil supérieur de la magistrature moom Serigne Bassirou Gueye moo ngi génnee ci centre formation judiciaire ci atum 1998 am tamit diplôme d'études appliquées ci wàllu droit option waaye tamit droit public moom mu cosaanoo ci dëkk bi nga xamante ne mooy Thilmakha nekkee ci région bu Thiès Serigne Bassirou Gueye nekkoon na tamit substitut procureur bu Dakar nekkoon auditeur ci cour suprême nekkoon tamit substitut général ci cour d'appel waaye tamit procureur bu Tambacounda naka noonu ci la ñibbisiwaatee Dakar ngir occuper poste bi nga xamante ne mooy substitut procureur ci cour d'appel laata muy intégré cabinet ki fi nekkoon ministre de la justice mooy Aminata Touré mu nekkoon conseiller technique numéro 1 naka noonu ci la remplacé ki nga xamante ne mooy Ousmane Diagne ci bopp procureur de la République ci atum 2014 moom Serigne Bassirou Gueye laale na ci ay dossiers yi nga xamante ne mënees nañ ko tuddee politico-judiciaire li ci mel ni dossier Khalifa Sall ak député bii di Ousmane Sonko waaye tamit dossier scandale pétrole bi nga xamante ne moo fi tàbbi woon ñi ci doon takkal rakku président Macky Sall muy Alioune Sall ci mbirum Frank Timis bi nga xamante ne journaliste yi BBC ñoo ko daal di fësal. On n'épargnera personne. On ne négligera rien du tout. benn ci nomination yi ñu doon gën a xaar mooy bu doyen des juges conseil supérieur bu magistrature daal di tànn ki leen di Maham Diallo mi wutu kon dem si yàlla Samba Sall moom mi le moo nekkoon njiitu cour d'appel bu Ziguinchor ñu on ceeg Fatimata Diop. lu waay doon jaay tey mu lamb xam nañ nag doyen des juges bu yees bi muy yëpp magistrat Maham Diallo te remplacé nag juge Samba Sall ci poste bu ni mel ginnaaw nag ba mu génnee àdduna ci weeru avril gi ñu génn feebar bi ko tëraloon magistrat bu ni mel nag moom la ñu tànn rek ni ki tey jii ci réunion bu conseil supérieur de la magistrature ak conseil boo xamante ne nag day réunir rek ñaari yoon ci at wi ci nag convocation bu njiitu réew mi bu ñu sukkandikoo ci article 6 bu loi organique numéro 2017-11 du 17 janvier 2017 ba nii moom moo nekkoon nag njiital cour d'appel bu Ziguinchor nekk magistrat bu dal waaye itam liggéeykat bu ñu sukkandikoo ci yenn ci ay xibaar yu jukkee ci ay collaborateurs waaye itam nekkoon na fi juge ci tribunal bu grande instance hors classe bu Dakar nekk it conseiller ca cour d'appel bu Dakar ci noonee nag mën nañu wax ne rek am na lu toll ci juróom-ñett ci ay cabinet d'instruction ci tribunal bu grande instance bu Dakar waaye bu njëkk nag ci yu ni mel nag ñu ngi koy confier doyen des juges mi nga xamante ne moom moo di Oumar Maham Diallo mi nga xamante ne moom la ñu tabb bu yees ci fàttali ñaari at a ngi nii teniruñu bile conseil lu nu mel nag indi woon ay njeexital ci lenteur yi ñu
nemmeeku ci traitement yenn dossiers yi waaye tey ji doyen des juges bu yees bi am na liggéey bu koy xaar muy dossier yu tàng yu baree bari nekk ci table bi bokk na ci nag dossier bu leader bu opposition bi nga xamante ne ñu koy tudd ci ab dossier moom ak masseuse bi di Adji Sarr waaye itam dossier bu Bougazelli mi nga xamante ne ba tey ji ñu ngi ko suspendre. diir bi ñu xaar Mansour dafa yàgg ba tey dossier yu bari moom moo leen di xaar liggéey bu metti comme ni ñu doon xaaree benn diir ci ñu demoon retraite yóbbuwuñu leen xat yi. Sëñ Saliou daf ko wax ci ñàkk respecté xam nga nag am réew bu ñu demee ba yoon bi ci boppam yoon c'est-à-dire mooy atte lépp loo xam ne war nañu koo atte mais yoon boobu ci ñi ko yow ñu leen di ñuy jalgati ci seen wàllu nomination ci seen wàllu changer ci wàllu ay conseil yu ñu war a def. te yëpp respecté wuñu ko mën nañu poser ay questions te gis nga changement yi am. góob ni mooy sabab rapidité ci wàllu dossiers yi ñu topp ko ci ni mu gën a gaawee. Parce que du wax nañu fi ab limu magistrat yoo xam ne doyul wax nañu fi ay bérébu attekaay yoo xam ne doyul c'est vrai que am na ay jéego yu ñu def ci bu ñu jëlee fu mel ni Mbour def ko tribunal grandes instances ak yeneen dëkk yoo xam ne soxla woon nañu ko mais est-ce que bu ñu ko defee bu ñu ko soppee tribunal bi est-ce que accompagné nañu ko ak nombre magistrat yi nga xam ne moom la laaj. pour dossiers yi gën a mën a gaaw. yëpp dafay poser ay questions gis nga soppi benn nit moom wala ñaari nit wala jël ki teg ko ci boppu lëf xëy na ñu soppi ci limub ñi nga xam moom la Sénégal soxla ci ay magistrats mais diw remplacé na diw remplacé na diw. taxul ñu mën ci am yaakaar bi ci des nag mooy. nañ fexe ba lu fi waay def na nga xam ne way baa ngi ñëwaat. bu dee ci wàllu dossier politique moom Sénégal yëpp mun nañu seede ni jaar-jaari Serigne Bassirou Gueye moom duñ ko applaudir à 100%. ci politiciens yi. nañ fexe nag ba képp kuy ñëw. vraiment saw doxaleen nga xam ni boo génnee Sénégalais au moins xoole la noo xamante ni bii xëy na du ñu am xalaat yu xaw a doy waar ci ginnaaw. donc yooyu yëpp dafay wane nii kon am na lu ñuy xaar ci ñu bees ñii. nga xam ñoom la ñuy tabb Sénégalais yi leen di xaar. justement Fatou Abdou lan la ñuy xaar ci ñu bees ñi. waaw balaa ñoo peut-être wax ci li nga xam ne moom lañ ci xaar parce que li ñuy xaar ci ñoom xarit bari na mais ñu corriger li nga xamante ne Serigne Saliou doon na ko wax te mu dégg ki jiite forum civil mel na ko doon def sax pression. parce que tout le temps dañ ko doon gis muy def ci li nga xamante ne mooy publication di wax ne loi organique bi 2017 bi dañu ko violé c'est-à-dire que mënuñu depuis mai 2020. boobu ba tey. ñuy door a nekkaat di waxaat ci li nga xamante ne mooy conseil supérieur de la magistrature cour d'appel bu Thiès cour d'appel bu Ziguinchor yooyu noonu yëpp toog ay diir yoo xamante ne am na ñoo xamante ne ñoom ñoo fa nekk. tey ñuy wax ne Sénégal lu toll ci li ëpp 500 magistrats tuuti. ñoom ñoo fi nekk 17 millions de Sénégalais. ñoo xamante ne tey soxla nañu tey justice ñoo xam ne tey soxla nañu tey ay juges soxla tey ay magistrats ñu am jafe-jafe boobu ci réew boo xamante ne ndongo yi ñu ngi jàng ci université yi. di génn di am ay diplômes c'est-à-dire que concours yi ni ñu ko war a organiser loolu dafa bokk ci li nga xam ne dafay bokk ci bànqaasu réew léegi nag bu ñu ñëwee ci conseil parce que lii nga xam ne def nañu ko dañuy tijji même doyen des juges. dañuy recenser ñu bari xool kan mooy am profil pour jiite ko kan lay doon ki nga xamante ne dafay arranger le pouvoir. kan lay doon ki nga xam ne peut-être répondre na ci li nga xam ne ñoom yaakaar nañ ne moom mooy seen profil. mais man je pense pas que mbir mi dafa nekk ci ay personnes parce que am na ay dossiers yuy xaar. dafa nekk ci ay Bassirou Gueye bu dem wala tey doyen des juges bu bees bi nga xam ne ñëw na ginnaaw fu génn àdduna bu juge bi nga xam ne Samba Sall bi fi nekkoon. mais dafa am leneen loo xamante ne ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo seq conseil supérieur de la magistrature dañu ko yàgg bëgg dañu wax ne nañu fexe ngalla dagg le cordon ombilical entre le président de la République et le conseil supérieur tey jii palais lañ ko defee waat. président de la République présidé ko ministre de la justice Malick Sall toog ci table ba ñu tabb loolu day tax tey sénégalais yi ñàkk xel mu tey mi ak ñàkk yaakaar ne suñu justice bii dafay nekk peut-être le bras armé de l'exécutif loolu moom moo ko indi dañu war a yegg foo xamante ne ñoom magistrats yi ci pom ñoom ñooy tànn ci seen biir tabb kan moom mooy nekk ki nga xamante ne moom moo leen di jiite pas le président de la République mooy présider tabb kii tabb kële même si procureur de la République bu ñu ko waxee c'est pour la République c'est à charge mais ñu xam bànqaas yu nekk ñen ñoo fay nekk loolu mooy tax ñu am justice boo xam ne dafay tëddee njaaxaanaay sénégalais yi am wóolute ci seen justice ëllëg lu ñëw duñu ko def un dossier politico-judiciaire ci li nga xam ne moom moo fi jot daal te lu ci bari doon ay scandale mën nañ ci lim yu bari bu Karim Wade bu Khalifa Sall mbiru Ousmane Sonko ak yeneen bu baat nañ xam ne yoon daf fi nekk uniquement pour dire le droit te loolu li koy waral mooy ce cordon ombilical ñu dagg ko entre le président de la République et le conseil supérieur de la magistrature. Fatou ci conseil supérieur magistrature bi am na Mansour Diop bu ñu fa tab